internet Dakar Buzz TV nuyuwaat nañ leen bu baax a baax di am mbégte ànd ak yéen seen émission seen cas dellusiwaat tey file ci Colobane jafe-jafe bu dox ci famille mu jëm rek ci wàllum suuf am lu ñu ci leer nag am tamit bëgg leen ci andil ay leeral tax ñu ñëw ba ci kër gi ngir xam rek problème bi naka la demee kenn ci ñoom ndax ñoo expliqué sëñ bi ñu ngi lay nuyu nga présenté wu. salaamaaleykum waa adduna maa ngi leen di nuyu man maa ngi tudd Maguette Ndoye. fii ñu quartier bu Colobane la. fii mooy quartier Colobane. alors mën nga ñu expliquer problème bi naka la demee wàllum suuf la wàllum kër la wala lan moo ciy laxasu. waaw ñun de li la mën a wax di koy wax waa adduna bi yëpp jaaxle tiit ak jaay ñu doole moo ñu dal. ci naka. ñun fii nañu juddoo si kër gi man mii di wax ak yéen fii laa juddoo fii laa ràmmee fii laa xamee baax sunu papa yi nekk fi ñu nekkoon fi ñett. muy Mamadou Ndoye Mbaye Ndoye ak Ibou Ndoye ñoom ñëpp ñu bëggante déggoo nekk benn. ñoo bokk ndey ak baay wala. ñett ñoo bokk ndeex baay ñoom ñoo suñu pap ñu xëy SNR nañu paa yi dañoo am problème ak kër gi si lan paa bi ba mu gaañoo sam pap ba mu gaañoo Mamadou Ndoye dañu wax génne leen kër gi. kan moo leen wax ngeen génn kër gi. waa SNR. lan moo tax loolu. ñu ne paa bi dafa leen ameel bor. bi ñu ay këyit yu koy firndeel. waaw bi ñu waxee par exemple ne amee bon bañ coow bari ñun ñëpp ñu génn kër gi bi ñu génnee kër gi toog nañu 22 ans ñëwuñu si kër gi si 22 ans yi chaque jour chaque fin du mois waa SNL encaissé xaalis fii si kër gi. boobu kër gi kan moo fi nekkoon durant 22 ans yëpp. ay locataires ñun ñoo fi dem juddoo de bi paa bi gaañoo dañu wax génne leen ñu ànd génn bi ñu génnee ñu indi ay locataires si biir kër gi 22 ans ñu nekk fii ñoom. ñu joxoon ko Pape Mor mu koy encaissé. kan mooy Pape Mor. suñu papa avocat la dafa gaañu muy gérer ñu ngi ne xale yu ndaw tu tànk ba ñu nu màggee ba am ay doom si kër gi mu nekk lu yéeme mu nekk lu garaaw ngay dem ba benn moment boo xamante sax li nga bëgg a wax yëpp mënoo ko wax. mais comme yéen a ngi ci tiitaange ak jaaxle moom foog nga wax. li tax ñu ma am fitu wax nii sax parce que depuis ba ki dem ba léegi maa ngi daw depuis ba ki dem ba léegi maa ngi daw te doole def naa doole moo koy faj te duñ la jaayee doole da ngay waslu àq ñun ay lébu nañu pire yaakaar si Ablaye Matar Diop nekk koñ bu garaaw quoi rue 45 angle 46 Colobane. may leen ko ndox mu naan. billahi wallahi wal kitaab yi dañu tooñ tooñaay boo xam ne xamoo lan la ñu xëy un bon jour ñu ne ñëw leen si kër gi ngeen dëkk ñu jëlaat ñun ñëpp dañoo liggéey yoon dañoo demoon liggéey ji parce que ñun wax ngeen ñëwaat ci kër gi. waa SNR loolu wax ñu ñëwaat si kër gi. xanaa bool bi dafa matoon. ñun dañu wax lépp mat na wallahi li si azim ba seen Babacar Si bi ñu yaakaar wallahi ñun ñëw leen ñëpp ñu bàyyi ñu doon def ku nekk ñëw suñu doom yi noo fi nekk suñu jarbaat yi suñu jabar ñun ñooy kilifa kër yi noo fi nekk bi ñëwee di toog commencé gérer defar kër gi ba mu baax kër yi yàqu woon na ñu defar ko ba mu baax ñu ni dëkk bi di dëkkee macha allah dëkk nañ fi 6 ans si biir 6 ans yi ñu ngi dem di ñëw di dem SNR di ñëw waa SNR ba tey ñuy encaissé suñu xaalis ba tey chaque mois ñu encaissé si ñun doo xam ñaata ñu ñuy jox ay reçu xanaa nit ki dooy jaay këram di lay jox ay reçu nga mën a téye kii na doo ko jaay wala doo koy jaay sax indi nga ay kayit na ko jaay naa kër gi wala doo koy génnee ngeen ni ko sommation na ko da nga war a génn mais nii sommation nii dara nii ni nu conteneur policier ñu mel ni ay terroriste nañu wallahi les azim ñetti camion police ñun dañoo man. alors dañ leen joxoon sommation ngeen bañ a génn wala da ngeen opposé wu. jox sommation gisuñu sommation. génn bi naka la demee. xëy na ñu démb daal bakki démb mardi ñëw fëgguñu ànd ak ay policiers man pour man ñun ay terroriste nañu ñun pour ñun waa Ndoyeen ñun danoo rey nit waaye ñun dañuy jaay drogue di koy nëbba dafa am koo xam ne dafa nekk muy jaay drogue di koy nëbba parce que ñun ñi ñëwee ku ko gis tiit indi caterpillar indi 5
3 camions pour tibb xeer yi ne dañuy raser kër gi këru cosaan la li may lay wan nii lii këru cosaan la kër yi doo ko tëb nii non fii dafa am lu fi ne dafa am lu fi samp danoo judd fekk ko fi ñu nekk ak moom maîtriser ko ba tey suñu mag di koy gérer du neen quoi. Monsieur Ndoye ñu ñëwaat un peu ci li nga xam ne moom moo wund problème bi yaa ngi wax société bi nga xam ne moo leen wax ngeen génn ak yooyu xaalis bi naka la toll ak ndax ba tey di des xam ngeen ñaata moo des. wallahi lazi azim yàlla rek moo tax ñuy wax quoi te àdduna loo lay déglu ku nekk mi ngi jël déglu li ngay wax kon li ngay wax dafa war a leer xol bu tàng laay waxee mais li may xam naa ko sunu rakk yi ñoom ñëpp dem nañ di ñëw sunu mag yi ku nekk dem na di ñëw lijjanti va et vient chaque jour dañuy defalal na lépp nice rafet na mais rafet na du la waxee rafet na nga yor sa xaay doo ko yàq da ngay defar ñun dañuy defar si kër gi chaque jour dañuy defar di lu leeroon na ñun kër gi am na litige defar di ci am mais dañuy wax lépp yem na suñu xel dal ba un bon jour ñu gis ko si L'Obs. nan ngeen ko si gisee. non gis si L'Obs ne nag ñaari kër yi jaay nañ ko. est-ce que yéen a ko njëkk yeeg L'Obs wala L'Obs ñoo ko. ñun doon ko gis si L'Obs nañ ko gis L'Obs moo ko njëkk yeeg ñun. bi ngeen ko gisee nu ngeen def. du jóg dem SNR va et vient wut ay avocat ñu nekk dugg si ñaata avocat mënoo ko maîtriser sax am na ñoo xam ne xaw ma seen tur ñi ma xam seen tur ñu ngi si ba tey ñu ngi si ñoom ñoo ñu waxaat sax ne ñëwaat si kër gi parce que démb dañu génnee ñoom ñoo ñu waxaat ne ñëw si kër gi parce que dañu jaay doole. kon ñu ngi ci def ay jéego. bu baax. léegi nan ngeen nar a def ak société bi di SNR. SNR ñun fi mu toll nii ñun famille Ndoyeen danoo am avocat yi moom mooy gérer dem porte plainte SNR parce que lii dafa yàgg SNR amul tout ça doo ko dégg sax Macky Sall mooy gérer SNR si biir Macky Sall boobu dañ koy ñaan yàlla moom Macky mu xool famille Ndoyeen rue 45 avec 46 ñu doon tiit nañu jaaxle nañu jommi nañu parce que njaboot ku lëmb xoolal kër gi macha allah lépp fii nañ ko def fii nañ defee lépp fii nañ ko def day ñaan yàlla Macky Sall teg si loxo jàpp si jox nu kër gi te yàlla rek tax si bëgg seen Babacar Si duñu génnee dina yéeme trop dana am ay sampukaay fii mi ngi si kër gi mi ngi ne sampukaay dana am ay xamb dañuy sangu di naan di def lu ne kër cosaan la kii kër gi voilà adduna maa ngi jéggul nag si li ma sol ay verre di wax ak monde di wax ak kilifa yi maa ngi jéggul di tuub ngeen baal ma xëy ñëpp nag mais sonn nañu jaaxale nañu jooyo fu nekk nga tamba mbaalu daanu fu nekk am ndax lan xëy un beau jour génnal ndax lan ñu naan ay Talla Fall ay xamal nday Talla Fall sat nday non wallahi li si am maa ngi jégalu bu baax Talla Fall nee neen moo jënd kër gi parce que Talla Fall nee nañu day dem banque kër bu am litige mu jënd ko kër gu am problème mu jënd ko non kër gi dina la wax xat parce que kër gi di yoon nga koy jënd am nga ay doom am ay jarbaat am ay cousin am ay cousine non am ay sët Talla Fall ku la ko def tey du la neex Talla Fall. alors li ma la bëggoon laaj mooy situation bi def na ñaari fan buntu kër gi bulldozer yi toj nañ ko ci ban situation la famille bi nekk. ah non bu métti mais nag adduna dana na doy def lu baax da ngay jàng rek mooy doo daanu ñun fu ñu neex dem ñun du ñu laqatu quoi famille bi dagul famille buy laqatu wallahi Sénégal ba Sénégal daj nekkul famille buy laqatu Ndoyeen koñ bi Ndoyeen la tudd koñ bii si Ndoyeen nañ koy woowee Colobane ba Colobane daj foo taxaw demal Europe wala nga dem fu la neex si Sénégal koñu Ndoyeen Colobane koñu Ndoyeen mooy fii kon tey doo ko dindee ah ñu ne nen rangé nañu kër gi ani Ndoyeen tas na ah loolu ñaaw na
bëgguma di lim ay tur mais ay bonne volonté ñu ngi fi yu bari yu ñu xam ñoo xam ne xam nañu bu baax xam nañu ci kër gi am ñoo xam ne fi neen defee baax lu nekk def ngeen ko fi ma bëgg ngeen jàpp si jóg leen ngeen sol seen tànk te yàlla rek tax jàpp si te yàlla rek tax may wax beneen affaire di ñaan àdduna maa ngi jégluwaat nag bu baax ah maa ngi jégluwaat bu baax maa ngi jégluwaat bu baax yéen àdduna waaw jaxle jaay doole moo fi indi moo tax ñuy wax policiers yi ñëw nañu Sénégal fii loi la am na ay loi mais ñun ñu def keroog heureusement ba ñu amee suñu tey ba kenn deewul parce que tey du ñu deewoon netti bi day ñaaw ñu ne diw dee na naka lan kër après day na fay nekk woy boo xam du fay mukk heureusement ba ñu amee suñu xel bu dal am suñu diine ñu ngi ñaan yàlla nag Macky Sall say militaires ñoo fi nekk dama bëgg nga jàppale leen te yàlla rek tax Macky président Macky. alors ba tey ñu ne fii Colobane ci Ndoyone li ñeel rek jafe-jafe kër gi nga xam ne seen këru famille la te nekk nag ci litige ginnaaw boobu ba léegi comme rek ni ko monsieur Ndoye waxee ñu nekk ak keneen ci ñoom moom it mu daal di ci andi rek explication ci li nga xam ne moo fi jot a xew ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay soxna si. naka nga tudd. maa ngi tudd Mamadou Clédor Ndoye juddoo fii màggee fii yeroo fii am fii samay soxna ak samay doom. monsieur Ndoye li mu wax léegi lan nga ñu ci mën a tegal. mbir mi nekk na lu tiis nekk na lu metti loo xam ne àdduna man xalaatuma woon ne doomu aadama mën na def nii mbokk doomu aadamam et puis rax ci mbokk jullit parce que man dama liggéeyi woon nag ma demee liggéeyi ñi ngi ma woo ci biir kaar bi ma nekkoon. ñu ne ma Clédor yéen de ay policiers ak ay huissiers ñu ngi seen kër pour génne leen ma ne lan ma ne leen kon maa ngi ñëw ma dagg suma liggéey woo ñi ma war a woo ci société ba ñu am compréhension ne ma loolu demal ba pare nga réglé ko ci laa ñëw nag fekk fi ay takk der fekk fi huissiers yi ñu commencé génne mais ñoom bi ñu fi ñëw nag ñu ngi fi ñëw à 7 heures du matin wala 6 heures bon man dama génnoon fii à 4 heures du matin ñeneen ñi dem liggéey ay jigéen rek nañ fi fekk nga fekk suma yaay ci biir néegam nga yëkkati ko gësam ko may ma sax sama yaay nee leen may leen ma sax ma ndékki kon xam nga kooku moom lépp lu ñu koy sant nag di ko gërëm parce que lépp moom ci suñu ci yar la ñu yore ci yar la ñu yore ci lu baax jëf ju baax. sa yaay mag la. sama yaay mag la. am na ñaata at. sama yaay mi ngi ci 70 ans mag la mag boo fekk yeewu nga tiital ko yëkkati ko gësan ko yëkkati lal bi ne da nga koy génne mu ñaan la sax ñaan policiers yi benn 5000 boo xam ne war na ndékki parce que moom chaque suba dafa war a teel a ndékki dafa am ay garab yi mu war a naan mais mayuñu ko sama yaay jour boobu ndékkiwul añul loolu mooy ñi bi ma yegsee nag at sama lii ma yéeg laaj leen ndax jot nañ fi loo xam ne mooy wane ne ñun war nañ génn mooy sommation ñu ne ñu déedéet moom waxul ba léegi ne indi na fi sommation te yaakaar naa ne mala sax boo ko bëggee génne ci benn tool yóbbu ko ci beneen tool di nga wutal autorisation pour jëlee ko fii yóbbu ko fii te ñun c'est pas le cas ñun duñu ay mala ay nit lañ. d'accord yaa ngi wax léegi ne police dafa ñëw ànd ak ay huissier te waxuñu loolu moom mais en général day fekk comme ni nga ko waxee ngeen jot sommation wala ñu wax leen ngeen génn ngeen bañ wala yooyu amul benn yoon boo xam ne am ngeen résistance wala ngeen du ngeen génn. On n'a reçu aucune sommation. Je pèse bien mes mots. On n'a reçu aucune sommation. Si on avait reçu des sommations, là, parce que nous on habite ici et on connaît nos droits et on peut pas discuter. ci wolof waaw. fii jotuñu fi benn këyit bi wane ne ñun war nañ fi jóge génn leen fi jotuñu ko te yare nañu yar boo xam ne duñu xeex ak force de l'ordre ñoom ñoo yore suñu kaaraange ñoom ñoo yore suñu sécurité kon ki yore sa kaaraange ñëw ne la lii te ñoom dañ leen fi yebal seen liggéey nañuy def kon duñu xuloo ak ñoom duñu xeex ak ñoom mais nag comme jotuñu dara moom nag policiers yi man leen rek laa leen di reproché mooy que
ñoom nangu ñu gis huissier bi wax ko sommation bi fu mu procès sommation bi wan ñu ban sommation la parce que ñi fi dëkk nee na ñun ñëw signé nañ te kenn ñi dëkkoo fi di fi yeewoo di fi fanaan di fi yeewu di fi fanaan di fi def yëpp kenn jotu fi benn sommation buy wane ne da nga war a génn xanaa nag bu ñu lay jox papier dinañ la ko jox nee na may nañ la diir après nga génn mais ñun de soxna si wax dëgg yàlla loolu moom këyit boobu man at ñeneen ñi dëkk ci kër gi di fi yeewoo ñëpp kenn jotu fi sommation. fii mujj mus na dem tribunal wala yoon am na ci moment boo xam ne dugal na ci loxoom. waaw demoon na tribunal parce que histoire bi dafa xawoon yàgg ñoom waa SNR ñoom nañ doon versé parce que yaakaar naa ne ñun 90 la année 90 91 ñun génn nañ bi ñu génnee 91 fa Mbor Ndoye at fa Pa Modi Diop ñoom ñoo ñu yoroon kooku avocat la kenn ki suma xaritu papa la woon ñoom ñoo ñu xelal sama ñoom yaay parce que boobu ñun ay tout tànk nañu woon boobu xamuñu woon dara seen ñu xelal nañu comme seen papa dafa amal bor banque bi li gënoon yomb daal pour ñu mën a teel a fay bor bi da ngeen di génn ñu luyee kër gi mais soxna si bi ñuy génnee kër gi luyee nañ ko ba mu fees dell at ay nit ay séeréer ñëpp ñu ngi fi woon fii Colobane la c'est un quartier boo xam ne ñi fay ñëw locataires yi day cher kër gi doon na génne plus de 500000. weer bu nekk weer bu nekk. ci premier 91 nañ génn ñun parce que juin la woon toogoon nañ fi 6 mois 7 mois après bi ñu proposé comme ñun bëgg nañu sama teraanga papa at fu mu nekk mu tàlli ñu ne kon nañ sacrifié wu génn pour mën a miraas sama mbaru papa fayal bor yi mu amoon lépp parce que fu mu tëdd bu mën a tàlli nekk ci jàmm ñun loolu objectif boobu parce que sama papa ñu koy sant di ko gërëm bi ñu yelloo li ñu waroon def suñu éducation defal nañ ko soo génnoon kër gi dafa amoon daara dañ fi doon jàngee ba génnee ñu toxu beneen kër gi dafa amoon daara képp ku xale bu ñëw fi nga jullee fi ne nii chaque fajar sama papa moo ñu doon jiite fële ci kaw gis nga fële ci kaw foofu dañu doon jullee waaw kon am na loo xam ne diine jàngal nañu ko ba pare ñu bokk ci nekk ci nasaraan bi waaw mais bien que duñu amuñu xam-xam yu bëri waaye am na loo xam ne ci suñu digganteeg suñuy borom diggantey jullit ak julli beeg lépp suñu borom subhaanahu wa taala sama papa def na ci ay jéego yoo xam ne ba ñun doomam yëpp xam nañu lan mooy diine at lan mooy àq ci mbooloo loolu la demoon ñu génnee nag ñu joxoon mbir mi suñu benn papa mu ñuy woowe Mbor Ndoye yàlla na ko yàlla xaare àjjana fi mu jógee fi mu nekk yàlla na ko dàkkal fi mu jógee moom nañ ko joxoon moom moo doon jot loolu di doon joxe SNR di verser SNR def nañ ko plus de 17 ans nag amoon nañ beneen kër boo xam ne pour mën a bor bi gaaw a jeex amoon nañ beneen kër boo xam ne dañ ko luye woon foofu da doon génne 100000 dañ doon génne loolu at li ñuy jëlee fii boole ko yóbbu ko SNR. mais bor bi ci ñaata la tollu somme bi. waaw somme bi nag boobu bunu ma ko à peu près parce que maanaam sama grand frère moo yore woon dossier bi te dafa génn moom xam na. parce que yàlla def na tey jii am na lu ñu war a jot léegi nii bu ñu ko jotee dinañ xam exactement bor bi fan la toll mais ñun en mes conscience li ñu xam ne ñun recevoir nañ ko ci dossier li ñuy versé SNR ëpp na plus de 45 millions ñun famille Feu Médine Ndoye li ñuy versé SNR maa ngi dëggal samay kàddu li ñuy versé SNR laa la wax ëpp na plus de 45 millions yëpp ñu ngi ak moom. léegi yéen lan ngeen fas yéene def ginnaaw kër gi jaay nañ ko wax nañ leen ngeen génn lan ngeen nar a entamé. waaw dañuy dem yoon comme dëkk bi yoon lay doxee yoon leeral mbir mi bu yoon leeralee mbir mi fekkee ñoo am dëgg ñu delloo ñu suñuy droit delloo waat suñu kër fekkee ne amuñu dëgg nag bu boobaa ñu génn ko bàyyi ko kër gi te xam naa ne fekkee yoon def na liggéeyam teg ko ci yoon kër gi ñun ñoo ko moom. parce que ñun xam nañ ne fay nañu SNR ba des damay yaakaar ne sax ne est-ce que SNR waruñu waat joxaat parce que lañ fa versé bëri na trop yaay booy li ñuy versé SNR bëri nañ trop may lancer un appel nag à toutes les autorités au président de la République at première dame Marème Faye Sall mu ñëw jàppale ñu gëstu njabootam parce que président Macky Sall at Marème Faye Sall ñoom ñoo ñu njabootee Sénégal bi kon ku toll ci tolof yi war nañ ko mën a ñaan
mu ñëw jàppale ñu ba ñu xam dëkk bi dëkk fan la féetee ñu def ko di lancer waat en Népal nag ne ko ki nga xam ne moom nit ki turam sax tudd ko dama may diis lool duma ko sax bëgg a tudd muy Mor Talla Fall. jënd kër gi jënd kaar moom loolu rek mooy addunam. day fekk kër goo xam ne am na litige du xam lii wala laa mën nañ ko wala mënuñu ko mu dem neexal waa banque ya jënd kër gi génne la nag ay doole du Colobane rek de. Colobane Fass def na ko waa Fass def na ko waa Colobane def nañu ko yaakaar naa ne fekkee moom jullit la war na xoolaat boppam bu baax Mor Talla Fall wax dëgg yàlla moom at benn magam bu xaw ma nan Moustapha Thiam ñoom ñaar daal ñooy liggéey loolu te que biiram dégg saa sax mi ngi ci biir Colobane bi la am bureau moom Mor Talla Fall moomu moo fi nekk daal képp ku fi toog du xaar sax parce que xam nga àdduna sax liggéey la mais boo demee war nga mën a sax xool situation kër yi ba pare balaa ngay jënd mais day fekk kër rek ñëw buntu xataal la sonal la defal la lépp te da ngay nekk sa yoon mu jëndal la war na xalaat na ne yàgg ci biir suuf Mor Talla Fall yàlla ñu yàlla àtteeg yow toroxal bi ñu toroxal ci altine 30 novembre bii yàlla na sunu borom subhanahu wa taala àtte ñu ak yow ñu ngi lay sant di la gërëm merci. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp maa ngi tudd Khadijata Ndoye maa nekk fii ci kër gi ak sama yaay ak samay rakk. ginnaaw sa rakk yi wax nañ situation bi nga xam ne dund ngeen ko ci ñaari fan yi lan nga ci mën a dolli nga ndiwaale tamit ay leeral. li ma ci mën a dolli bariwul li ñu wax ñëpp moom laa wax parce que man fii laay jaayee sama kees bee nga ne ñu yàq depuis boobu ba léegi jour boobu dañu fekk may jaay la ma jotoon jaay yëpp mënu ma leen ne fii na parce que lépp nañu jël parce que damaa tiit ba bàyyi fa cantine bi noonu nañu yóbbu yàqee sama cantine bi yëpp métti na méttiwul xëy na yàlla nii la ko yàlla tuddee li sama rakk yi wax rek laay wax dañuy ñaan yàlla jàppale ñu ñuy woo ñëpp nag pour ñu jàppale ñu defal ñu pour ñu dellu si waat suñu kër gi parce que métti na daal parce que suñu xale yi jàng misera fii depuis boobu léegi jàngiwuñu parce que amuñu fu ñu nekk pour l'instant ñi ngi nekk sama kër mag ñii nekk fii ñu nekk fii ñu tasaaroo métti na ba ci kanamu yàlla mais lépp rek nañ ko ci loxo yàlla parce que yàlla baax na daal noonu daal laa ko mën a wax yàlla baax na mais métti na trop daal ku ne méttiwul moom da ngay wax lu la neex métti na trop parce que fekk la ci kër gi nga juddoo màggee fa yaroo fa xàmmee fa di daan sa doole ñu ñëw defal la ko nii métti na ba ci kanamu yàlla di ñaan yàlla nag Macky Sall moom mi di président yor dëkk bi yor lépp ñu ngi koy ñaan mu ñëw jàppale ñu ak Marème Faye Sall ñu ñëw jàppale ñu te yàlla tax defal ñu suñu kër gii ñu mun a ñëw toog liggéey suñu liggéey parce que demuñu ci kenn ñaan liggéey nañu xam am jom am fulla am fayda li fi suñu papa yi bàyyi woon rek nañu xam Mor Talla nag moom loolu mooy métier am Mor Talla Fall la tudd magam tudd Mamadou Lamine Fall loolu mooy seen métier parce que nee na bañu ci bakkanam jaral na ko ci bakkanam. mais est-ce que du lim ci def alalam moo tax te ci société bi la ko jëndee. mais lu mu ci munti def alalam balaa mu ciy dugg dafa waroon laajte nit ki doo dugg ci kër famille da ngay laajte lu mu am problème ña amul problème sax parce que fii nañ ko fekk fii nañ koy bàyyi su ñoom papa doon dund kon lii du mel nii mais yàlla mooy dogal yàlla nit mun na sabatlu yàlla antul ko te du am loolu dong la mais balaa mu doon dugg waroon na seet laajte ba pare ñëw ci koñ bi parce que soriwu fii la dëkk laajte ba pare balaa muy dugg ci kër loolu mooy àdduna waaye moom àddunam yëpp nag nii la alalu jirim dong la ñuy dundee nag moom rek la ñuy dundee mais yàlla nañu yàlla àtteex moom ci darajay nabi. alors internet Dakar Buzz TV jaajëfal nañ leen bu baax émission seen kaala woon fii ci Colobane di wax nag ñi nga xam ne ñoom lañ ci tudd muy société boobu ak Mor Talla Fall mi nga xam ne moo jënd kër gi bu fekkee rek bëgg nañu andi ay précision wala ay leeral lu jëm ci mbir mi nga xam ne ñi ngi leen koy tuumaal tëjuñu suñu buntu benn yoon mën nañoo wootee ci Dakar Buzz bu ko defee rek ñoom it ñu daal leen jël ñu wax li ñuy jot a xam ci mbir mi di gërëm bu baax Seydou mi nga xam ne moo nekkoon ci caméra bi.